بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر صدق الله العظيم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki len wa sahlan wa marhaban bikum kon amul len liñ ciy defaat muy ludul dañuy daal di joxe dog ñaan yàlla ci gàmm bi ñuy dugg nii ñu dugg ci bismillahi rahmani rahim waaye ñu jënd ci alhamdulillahi rabbil alamin yàlla barkeel ñu li nga xamante ne mooy gàmm bi yàlla defal ñu ci jàmm tamit képp nga xamante ne ñëw na fi yàlla ko yàlla delloo yiw képp nga xamante ne am na aajo yàlla fajal ko aajoom defal ko ay mbiram lépp insha allah kon ñi daal di ñaan yàlla gàmm ba ñu dugg nii yàlla daal di ñu ko barkelal insha allah ak mboolem dëkk yi nga xamante ne ñoom ñoo wër dëkk bi yëpp yàlla barkel leen insha allah kon ñi def fatiha salatul fatiha ñi daal di ñaan yàlla insha allah yàlla barkel gàmm bi bismillah اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وشرابها للفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Khalife général famille Chérif Younous Bañeer Chérif Cheikh Tidiane Ahmed Tidiane Aïdara ibn Chérif Bachir ibn Chérif Younous di nuyu imam ratib Jaañet Jaaken jégalu Jaaken olof nuyu seen imam tabaarakallah di nuyu chef de village Jaaken di nuyu mboole jullit suñu si naree lim dañuy guddee diggante bi dafa gàtt di leen xamal ne ñun dañ fi teew nekk suñu tànk yi maam Chérif Younous moo fi jaar lim fi bàyyi duñ ci xuus diggante bi dafa gàtt mais ci gàttal l'islam moo ko tax a jóg Chérif Younous te l'islam dafa ne innamal muminun ixwa maanaam jullit yëpp benn lañu yal na yàlla tapp xol yi yàlla def jàmm Jaakeen jàmm Sénégal jàmm ci réew yëpp yàlla jàmm sax si àdduna bi loolu lay wax si gàttal ci li tax ñu ñëw si gàmmu Jaañet suñu maama ko liggéey bi nag dañ ci xuus si guddi bi di wax
bés bu ngeen tànn di ko jégleen suñu maam Muhammad nabiyun azimun qadra bil haqq mursal oustaz xam na bu baax li may wax dañ ci wax bés bi dafa rëy ñun dañu bëgg ndax mbooloo bu dajee dara taxu leen jóg lu dul yàlla ak yenente ba suñu dawee tuuti ci suratu al-Ahzab jàngakat nga mu ñi xamal ne wa man yuti allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima man yàlla ku ma tapp teg si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tedda nga ba faw kon jàpp nañ ne waa jaake ni tedda ngeen ba faw yal na fi yàlla def juboo mbooloo yàlla tappa xol yi nekk benn guddi bi nag ñoo ko bokk daañ ñëw ku nekk li nga xam si lu tuuti ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu xuus si ay qualitéem juddam ba ci ay qualitéem ba ci bés bu muy génn ci àdduna loolu mooy waxu Cheikh Tidiane Ahmed ibn Chérif Bachir ibn Chérif Younous Banguer ak délégation bu ma àndal su may rakka ñoo ngi ni ñoo ànd ñoo teew fii suñu xalif Banguer di leen jaajëfal bu baax di ne alhamdulilah rabbil alamina sant yàlla santaat yàlla jërëjëf. Monsieur le président du conseil départemental d'Oussouye, Monsieur le maire de la commune d'Oukout, Monsieur le commandant de brigade de la gendarmerie d'Oussouye, Mesdames, Messieurs, les conseillers départementaux et communaux, Mesdames, Messieurs, les chefs des services locaux, Messieurs les chefs de village, Messieurs les imams, chefs religieux et coutumiers, Mesdames, Messieurs les notabilités locales, chers invités de la Oumma, de la chrétienté et des religions traditionnelles. C'est pour moi un honneur de prendre la parole au nom de la population de Diaken Wolof à l'occasion de cette cérémonie officielle du Gamou commémorant la naissance de notre prophète Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je voudrais tout d'abord sacrifier à la tradition en souhaitant à nos illustres invités la bienvenue à Diaken Wolof, village riche d'une tradition hospitalière transmise de génération en génération. Diaken Wolof vous dit Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La population de Diaken Wolof est honorée de vous compter parmi ses hôtes pour cette cérémonie officielle de la 80e édition de son Gamou annuel. C'est ce legs inestimable que les nouvelles générations s'évertuent à perpétuer sous la conduite éclairée des anciens et de nos guides religieux. Une fois de plus, les nouvelles générations rendent un vibrant hommage aux illustres précurseurs de ce Gamou, initié en 1945. À la tête de ces pionniers, on peut citer Imam El-Haj Chérif Younous Ndiaye, figure de proue de l'islam dans la seconde moitié du XXe siècle dans le Kassa. Qu'Allah soit satisfait de leur œuvre. Amin ya Rabbal Alamin. Cette instance est également une occasion de magnifier la cohabitation pacifique entre musulmans, chrétiens et praticiens des religions traditionnelles dans cette contrée du Kassa. En atteste la diversité de cette assemblée. Monsieur le préfet, Mesdames, Messieurs les invités,
Nous commençons cette allocution par nous incliner devant la mémoire de notre guide, Serigne Mame Ousmane Sy Dabakh, rappelé à Dieu le 21 mars dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De Dieu nous venons, à Dieu nous retournons. L'année dernière, il avait été retenu par la maladie. Nous avions prié pour lui, en espérant que cette année, nous serions ensemble à ce lieu pour commémorer la naissance du sceau des prophètes, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le faisions depuis 2013. Mais Allah en a décidé autrement. Nous acceptons avec foi cette décision du Maître des cieux. Qu'Allah accorde à Serigne Mame Ousmane Sy Dabakh sa miséricorde, son pardon et l'accueil dans le plus sublime des paradis, auprès de son vénéré père Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. Nous associons dans nos prières toutes les personnes qui nous ont quittés depuis le dernier Gamou, pour vivifier la relation historique entre Tivaoune et Diaken Wolof. Nous sommes persuadés que le flambeau aura bientôt un nouveau porteur dans la famille de Mame Maodo Sy. En effet, après Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh, Serigne Habib Sy Malick, Mame Ousmane Sy Dabakh, nous souhaitons vivement que notre petit-fils de Seydil Hadji Malick Sy reprenne le flambeau en compagnie des descendants de Chérif Younous Aïdara de Banger, pour continuer à illuminer le Kassa de la lumière de la Tidjania. Monsieur le préfet, mesdames, messieurs les invités, cette cérémonie est une occasion de remercier encore Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes les grâces qu'il continue de déverser sur notre pays. Le Sénégal a connu quelques soubresauts en début d'année. Cependant, les prières des guides religieux de toute confession confondue, de citoyens lambda, ont été entendues par Allah, et le climat politique et social a pu être apaisé, permettant ainsi la tenue des élections présidentielles le 24 mars 2024. À l'issue de ce scrutin, le peuple sénégalais a élu Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye comme 5e président de la République. Les populations de Diaken souhaitent plein succès au nouveau président et à son gouvernement pour un Sénégal prospère. Monsieur le préfet, veuillez transmettre au président de la République nos vives félicitations pour sa brillante élection à la tête de notre pays. Monsieur le préfet, les populations de Diaken Wolof vous manifestent leur satisfaction pour les mesures prises par vos soins et par vos services techniques pour la bonne tenue du Gamou annuel de cette année. Veuillez transmettre cette même satisfaction et les remerciements du village au gouverneur de région, au ministre de l'Intérieur, au Premier ministre et au président de la République. Les populations sollicitent votre diligence, monsieur le préfet, pour être leur émissaire auprès des plus hautes autorités pour la réalisation d'un réseau d'adduction d'eau potable pour desservir toutes les concessions du village et du bitumage du tronçon Diaken Diola, Diaken Wolof, Dianten, Loudia Wolof. Aux élus nationaux et ou territoriaux, autres notabilités et bonne volonté du département et de la région, Diaken Wolof vous dit merci.
pour votre soutien et votre implication pour la réussite de la célébration du Gamou 2024. Monsieur le préfet, les populations, à travers messieurs, le chef de village, l'imam et les notables, remercient particulièrement le commandant de brigade de la gendarmerie d'Oussouye et l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour la bonne prise en charge de l'aspect sécuritaire de l'événement. Aussi, ces remerciements sont adressés à l'ensemble des services régionaux, départementaux et locaux qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite du Gamou. Fidèle à ses valeurs islamiques, le chef de village, le village de Diaken Wolof, continuera d'œuvrer pour consolider davantage les relations de solidarité, de paix et de bon voisinage avec les différentes communautés du département. Enfin, nous vous remercions tous d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie officielle. Nous remercions aussi la presse à travers le groupe la presse Médias du Sud. Ils sont là avec nous pour la couverture de cette cérémonie. Et vous donnons rendez-vous cette nuit pour la soirée religieuse qui sera animée par Imam Moustapha Mboub. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ñu ngi leen di dolli di gërëm di leen delloo njukkal di leen andi nuyoo bu monsieur le maire di leen di xamal ne it bëggoon na fi teew wante dafa am empêchement ñi leen di wax ne mbégte bu rëy la ci niñ fi teewee tey naka niñ fi teewee woon at yi fi passé ñii nuyu borom dëkk bi di chef de village ak ay naataangoom di nuyu imam ak ay naataangoom di nuyu shérif di nuyu bépp gan bu fi nekk wandef di nuyu it suñuy autorités yi muy préfet ak ay naataangoom ak service technique yi fi teew ñiy ñaan yàlla num ko defee woon daaw mu dolli xeeb may ñu xol yu juboo may ñu wergu yaram may ñu it ñi mën a di waxtaan di juboo ñiy dellu si ci yéen di sàkku ay ñaan ndaxte xam nañ ne tey bés bu rëy la bés bu am solo ci ay kàddu dégg nañ fi ay nit ñi wax ñii firndeel li ma nar a dolli ci biir balaa ma àgg si loolu maa ngi leen di wax ne kontaan naa lool sànq bi ñu demee ba waxtu julli jot ñi dal di gis ne xol yi yëpp dal ñoo booloo doon benn mu di mbégte bu rëy muy loo xam ne loolu day wane nekk bés bi bés bu yàlla barkeel la kon yal na yàlla dolli xeeb barke boobu nekk ci biir dëkk bi barke boobu nekk ci biir Sénégal yépp ñi sàkku ñaan di ne dañoo ñëw ñun ñépp booloo doon benn di delloo suñu xel ci yàlla kon ñi sàkku ñaan ci suñu way dawlu yi yàlla xare leen ci àjjana yi gën a kawe képp ku fi teew yàlla yokk la wérgu yaram ak gudd fan mu lafal ñu cat dakkal ñu saytaane ñii ñaanit
ci biir valeurs yi nga xam ne moom la yoon bi di wone maanaam islam ñii si sàkku ay ñaan ci suñu gone yi ndax ñoom ñoo di suñu ëllëg ci biir ñaan yooyu noonu liñ ciy bëgg a wax moo di xale yi surtout ñi mun a jege mag ñi ñu déglu leen ndax am na yéete boo xam ne mun nañ ko ci for te lu mun a am njëriñ la ci ñoom ndaxte ku ne xam na ne islam am na volet éducation donc bu gone yi jege ci surtout mag ñi fi nekk kilifa diine yi surtout ñu mun leen delloo ci yoon ci biir présentation yi am na ku fi ne suñu tiitaangee yàlla dolli xeeb Sénégal am na fu ñu ñépp doon xalaat wande ci ay ñaan ak taxawaay kilifa heureusement Sénégal tey moo ngi nii kon boog ñuy ñaan Sénégal dellu ca kanam di leen di wax ne it bëgg nañu lool di remercier képp ki nga xam ne yaa xam ci xel yaa xam ci kaddu yaa xam ci jëf nga nekk fi walla da nga sori yàlla delloo la ci li nga andi te mu yëkkati la yaa xam ci service nga nekk mu yokk la wërsëg sutura doon ci ñépp loolu moo dee noonu suñu kàddu yu gën a gàtt di jéggalu ci lu bari bu dee suñu kàddu dafa am fu mu mooy wande ñiy dollandeeku ci yéen a rahmatullahi wa barakaatu wasalaam merci beaucoup. ren ñëwaat nañu ñu ngi ñaan yàlla ñu fekkee ci ay gàmmu yu bari gàmmu gi gën a jëm kanam donc ci autorisation préfet département daf ma ne ma présenter délégation bu ko accompagner moo tax ma jël kaddu gi pour ma présenter leen ko donc comme niñ ko defoon daaw préfet moom moo nekk nii Maurice Latir Dione moom mooy préfet département bi am na sous-préfet Boulou Dia Wolof moom xam naa ne xam ngeen ko Abdoulaye Ndiaye moom moo nekk nii ci wetam ku ci topp mooy adjoint sous-préfet Boulou Dia Wolof Anabi Moussa Touré moom moo toog nii Anabi mooy kii dañu accompagner ak force de défense et de sécurité particulièrement gendarmerie commandant de brigade bi mooy Abdoulaye Wade je pense que mu ngi fii walla jóg na mu ngi fële ci biti d'accord voilà d'accord donc le maire d'Oukout ku ko représenté mooy Max Giscard Bassène am na médecin chef bu Oussouye bi Ibou Guèye mu ngi fi action sociale Mamadou Lamine Sarr mu ngi fi développement communautaire Lamine Mané mu ngi fi Ablaye Diallo développement local mu ngi fi service des pêches département bi mu ngi fi Thierno Ibrahima Diallo le représentant de l'IEF Abdou Karim Diédhiou mu ngi fi am na Amadal Diawo moo yor élevage lu Dia Wolof Pape Malick Mbeng Eaux et Forêts Codec Oussouye Pape Ousmane Diallo mu ngi fi Siaka Sagna secrétaire préfecture bi tam mu ngi fi ICP Diaken Wolof mu ngi fi ICP Diaken Joola mu ngi fi ak Mokhtar Sall mooy secrétaire mairie Oukout donc lii moo formé délégation bu préfet andi pour ñu fekkee gàmmo Diaken merci beaucoup. nuyu jagleel ko d'abord chef de village bi nga xam ne moom moo fi teewal administration
defe naa jarul may nuyu sous-préfet ak son adjoint ak ñëpp parce que ñun ñoo ànd donc ki fi teewal administration mooy le chef de village maa ngi koy nuyu. di nuyu imam ratib moom sama waay la noonu laa koy waxee. di nuyu tamit délégation chérifienne bi jógee Banger fekk tase woon naa fi ak ñoom daaw yàlla defoon na tamit liggéey naa Sédhiou balaa may ñëw côté yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu tamit xalif bi nga xam ne moom ngeen fi teewal. loolu passé ma nuyu yeneen chef de village yi ak yeneen kilifa yi fi nekk te nga xam ne diine moo leen fi toogloo. nuyu tamit askanu Diakène Wolof yëpp ñi fi teew président comité d'organisation bi góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp ñi fi teew te nga xam ne bés bi moo leen fi dajale. ku ci nekk maa ngi lay nuyu ci cër bi nga xam ne moom la yàlla jagleel. ginnaaw baatu nuyoo yooyu dama bëgg a teg ay baatu sant yàlla di ko gërëm parce que mayoon nañu daaw ñu fekkee ko tal ko ba ñëwoon fii bokk ko ak yéen mu mayaat ñu tamit ci mbaaxam ren ñu fekkee waat ko tal ko ba ñëw fi bokkaat ko ak yéen te defe naa loolu bu ñu ko defalee war nañu ñu sant ko bu baax a baax. bëgg naa tamit ñu fàttaliku ñi nga xam ne nekkoon nañ fi daaw ak ñun te ci diggante bi yàlla def li gën di ñaan ku nekk ci ñoom mu jéggal ko te xare ko ajana. bëgg a bokk ak yéen tamit tiis wi ngeen amoon ci sëriñ maam Ousmane Sy Dabakh bi ma fi ñëwee daaw waxoon nañ ñu ne yaram bu sutante moo taxoon mënu fi woon teew ci diggante bi tamit moom yàlla def na li gën ñu bokk ak yéen naqar bi te di leen jaale di ñaan yàlla fay ko lépp li mu def ci diine bi ak ci askan bi. bu loolu weesoo li ma siy teg mooy firndeel rek mbégte bi ma àndal ñëwaat fi ren bokk ak yéen bés bu mag bi te mbégte boobu li ko wund li ko lal dafa bëri. li ci jiitu mooy bés bi ñu fi dajale ñun ñëpp kenn naatablewul ne bés bu mag la bés bi ñuy fàttaliku le prophète de l'islam bés bu am solo ci diine l'islam. donc bu ñuy ñëw di ko bokk ak yéen mbégte rek la ñu mën a àndal kooku benn la. bi ma siy teg mooy suñu ay tànk saa yu ñu jógee di dem di bokk ak askan wi xew-xew bu jëm ci diine bànneex rek lañ koy defee en tant que ndawu état wu Sénégal parce que dafay doon toujours pour ñun occasion pour ñu feddali kóllëre bi nekk diggante état ak ñi fi teewal diine ak diine bu mu mën a doon. ànd bi diggante li ñuy wax spirituel ak temporel yàgg na ba Sénégal doonee Sénégal ba léegi gis nañ ne ñi fiy teewal nguur ak ñi fiy teewal diine ñoom ñaar ñoo ŋànk réew mi xanaa mën nañ ko waxee noonu ba tax na saa yu ñuy ñëw rek mbégte la ñuy àndal. bu loolu weesoo xam nañ tamit taxawaayu nitu diine yi muy fii muy feneen ma bëgg a rafetlu taxawaay boobu. parce que xam nañ ne yéen a ngi fi di jàppale askan wi di ko gindi di ko encadrer di ko former di ko éduquer te loolu defe naa dara gënu koo am solo ci réew parce que xam-xam am na solo mais xam-xam bu àndul ak yar ak diine defe naa amul benn njëriñ moo tax seen taxawaay rafet na ma bëggoon ko saluer tey ci bés bi nga xam ne moom moo ñu fi dajale. dafay nekk tamit toujours occasion pour ñun ñu gën leen a tàllal loxo gën a tàllal loxo kilifa diine yi gën a tàllal loxo ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi taxaw ci diine mais aussi gën a tàllal loxo askan wi. kilifa diine yi rawatina fii ci Diakène Wolof bu ñu leen tàllalee loxo dañuy bëgg taxawaay bi gën a dëgër di ñaan yàlla mu jàppale leen ci loolu. xam nañu tamit ne ñàkkuñu ay jafe-jafe wax nañ ko fi léegi. réew mi am na fu mu jaar ba fu mu yegg si fii tey xam nañ tamit ne ci suñu biir dëkkuwaay yi ñàkkul ay jafe-jafe ci diggante njaboot yi diggante askan wi xam nañ tamit ne suñu ay ndaw am na lu bari li tubaab di wax risque ak menace yoo xam ne daf leen di
menacé chaque jour te bu ñu seetloo tuuti gis nañ ne am na lu bari lu fi nekk mi ngi bëgg a sànq suñu ndaw yi te occasion bi dafay doon toujours pour ñun ñu tàllal leen loxo ndax ngeen gën a taxaw ci fànn yooyu. xam nañ ne ku fi nekk di déglu presse di déglu rajo depuis ay jamono gis nañ ne violence am na fi wàll depuis ay jamono gis nañ ne ñaari fan du weesu te dégguñu fi drogue bu ñu jàpp te defe naa loolu tamit lu lor askan wi la. ma bëggoon rek ñaan leen saa yu ngeen xamee ne am ngeen occasion tubaab di ko wax opportunité saa yu leen ndaje yëkkatee ngeen mën a bàyyi xel ci message yu sensibilisation boobu pour ñu gën a yee suñu ndaw ci lépp li nga xam ne dafay fànq seen àdduna. tàllal loxo bi tamit dafay doon ngeen gën ñu jàppale yéen kilifa yi fi teew yépp ku nekk ak cër bi la yàlla jox rawatina gi nga xam ne moom moo leen gën a jege di sous-préfet. am na ay jafe-jafe yu ñu war di gérer te luñ ci gérer soxla ñun tamit baatu chef de village soxla nañu baatu kilifa diine soxla nañu baatu kilifa aada soxla nañu baatu mag ñi nekk ci dëkk bi ba leen di tàllal loxo tamit ci fànn woowu. li ma ciy teg te nga xam ne mënuñu koo bañ a def mooy gën a tàllal loxo di sàkku ñaan ci li nga xam ne moom mooy département bi di sàkku ñaan tamit ci région wu Casamance mais di sàkku ñaan tamit pour Sénégal te bésu tey bésu tàggas yonent bi la waaye bésu ñaan la tamit ma bëggoon tey ngeen boole ci seen ñaan lépp li nga xam ne dafay gën a dalal réewu Sénégal gën a dalal xol yi gën a dalal xel yi ndax nit ñi mën a gën a ànd gën a jëm kanam bëggoon daal imaam ak kilifa yi fi teew yëpp bu ngeen di ñaan tey ngeen boole ñaan yi jëmale ko tamit ci fànn woowu yàlla defoon ñu jàmm ci dëkk bi. liñ fi wax nag ci doléance yàlla def na déggoon naa ko daaw yàlla def na tamit ñun bu ñu nekkee ci dëkk bu ñu xëyee ba ngoon luy saafara jafe-jafe askan wi rek moom moo ñuy yëkkati mais yàlla dafa def tamit mbiru état gaawul xëy na moo tax ñu dem ba tasewaat fii te ay jéego amu ci mais li may wax rek mooy ñun duñu tàyyi di informer les autorités supérieures ci lépp li nga xam ne mooy bëgg-bëggu askan wi te bu ñu yàlla mayee ñu jóge fii ak jàmm tamit ci tànk yooyu rek la ñuy wëy di ñaan xëy na bés jot ñu mën a ñëw fii bu ñuy ñëw ñu jël route goudronnée ba yegg si fii loolu la ñuy ñaan te lépp liñ ci mën dinañ ko jéem a dox waaw loolu daal mooy kàddu yi ma leen bëggoon yéegee di leen gërëm ci déglu bi di leen feddaliwaat suñu disponibilité ak ànd ak yéen ak ànd ak askan wi ci lépp li ma mën a doon di leen sant di leen gërëm ci déglu. alladi laa ilaha illa huwa almaliku alquddus assalaamu almuminu almuhayminu alazizu aljabbaru almutakabbir subhanallahi amma yushrikun هو الله الخالق البارع المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها لا إله إلا هو العظيم لا إله إلا هو العليم العظيم لا إله إلا هو رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام يا من بيده ملكوت كل شيء يا كن فيكون أستجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان اللهم يا ربنا آتنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا ربنا انصر إخواننا في فلسطين اللهم يا ربنا انصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي صوماليا وفي بلد المسلم آمين يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أبا فاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب وإبراهيم وهاشم وعبد الله خاتم النبيين وإمام
المرسلين بشيرا ونذيرا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام ليلا وسلام نهارا وسلام في سنغال وسلام في سنغال وسلام في سنغال وسلام في كازاماس وسلام في كازاماس وسلام في عسوي وسلام في عسوي وسلام في جاكن وسلام في جاكن وسلام في جاكن وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين